événement bu dul événement jinne tëgg na mbër yii fi nekk yëpp nekk ay mbëru événement tëgg na leen kon tàkkusaan bu nekk am na ko ci biir làmb ji kii moo fi indi Labbe Diamacoune Senghor ba ñu ne c'est pas possible mu ni oui c'est possible participer ci la paix en Casamance tëgg fi événement bu nekk nag ak fu nekk it mu tëgg ko ba ñu tuddee ko le promoteur du continent yaakaar naa ne El Hadj Bekkaay Mbaye moo ko tudd ak àdduna wax naa ko léegi boobu ba léegi ñu ngi sabab ndaje mi muy diggante Ama ak Modou Lo amul ñaari yoon jàpp nañ ko mu yàqu nit ñi dem nañu ba naan combat bi dina am ak du am tëgg na di teew ñuy nataal sëñ Fallou Luc na ko laaj vous avez la parole. bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp ñi ñuy seetaan di sant àdduna kàddu yi nag rafet na Malick li nga wax rafet na Cheikh li nga wax rafet na sama kàddu nag du ci mën a gum sore ndax dañu jàkkaarloog suñu mbokk taskatu xibaar yi nga xamante ne tey am na loo xamante ne bëgg nañ ko xam te loolu moo ñu fi tax a teew tey donc dañ leen déglu rek après. waaw le mot introductif rek quoi doon ci doon baax. waaw introductif rek la genèse de l'événement ba ñu voilà, la genèse de l'événement je pense que ce sera très facile à faire. Malick am na loo xamante su ma defee genèse sax dina tax ba lu ma bëgg a wax journaliste yi bu ñu ma posé question du ma ko mën a wax. moo tax bëgguma dugg ci genèse boobu. je préfère bàyyi leen ñoom ñu laaj ma lépp lu ñu ma bëgg a laaj ma tontu leen ci tey incha allah lépp nag laa wax. ayca mi ngi noonu léegi El Hadj Malick li ñuy def mooy dañuy jox suñu mbokki presse bi kenn ku ci nekk présenté wu. ñu bàyyi Modou Lo dañuy bàyyi Modou Lo moom nuyoo. su ko defee ñu daal di jox suñu mbokki journalistes yi ñu ma def seen i laaj Modou Lo ak sëñ Fallou Luc Nicolaï def seen i tontu bisimilah Modou. waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu journaliste yëpp ku ci ne sa tur ak sa sant di nuyu ñu fi teew ñëpp. nuyu tamit ñu ñuy seetaan ci télé bi waaw di souhaiter ñëpp bonne heureuse année 2019 parce que 2022 du moins parce que boobu ba léegi jotaay bu yaatoo bi amuñu ko xam nga di profiter di souhaiter àdduna yëpp bonne heureuse année 2022 di ñaan at bi ñu dugg yàlla nekk at bu dàkk ci at yi yàlla génnal ñu fi mbas bi Sénégal yàlla def fi jàmm di ñaanal tamit Lions yi kan bi ñu dem yàlla jox leen ndam bi ñu indi ko fii di nuyu Sénégal bi nuyu monde entier. Modou première laaj bi mooy sa diggante ak Ama Baldé coow li bëri na fitna bi bëri na jàpp nañu ñaari yoon face à face bi mu avorté nit ñi dem nañu sax bay dute ci combat bi dina am ak du am alors loolu yëpp tey la ñu bëgg nga dellusiwaat ci pour ñu dellusiwaat xel yi d'abord mais pour confirmer nit ñi que Modou Lo Ama Baldé bu jàmm rek amee dinañu sëgg le 13 mars. waaw waaw El Hadj Malick. Modou moo yëkkati moo yëkkati gën a jege ci waaw gën a yëkkati kàddu bi aussi. alors. waaw El Hadj Malick defe naa wax nga lépp ci sa introduction bi tey ñun bu ñu teewee fii nii. léegi lu mu woote muy jàmm te képp kuy nit jàmm war na la yitteel ay sax amu fi trop mais dafa am lu ñuy gis ci làmb ji waxuma rek làmb ji mais partout ci jeunesse su Sénégal temps yi muy violence dafa bari trop ba tax na li nga wax jàpp nañ fi ñaari yoon ñu war a jàkkaarloo ay fitna wala yooyu tax na ba tax amul looloo war a tey woote bi incha allah ñu toog wax làmb ji moom comme li nga wax rek dina am ak du am moom kenn waxatu ko am incha allah bu yàlla defee jàmm rek dina am mais di wax rek mbër yi tamit dañ ci am responsabilité bu mag a mag muy si seen kàddu parce que nit ki du lu la neex wala fu la neex rek nga koy waxee parce que tamit am na li nga xam ni dafay yee xale yi ci violation ba tax na nañuy xoolaat suñu communication bu baax a baax lu ñuy waxee ak askan bi mais di waxaat jeunesse Sénégal rek Sénégal jeunes yi lañu yaakaar suba pour ñu yor ko mais tey jeunes yi bu ñu yoree yenn comportement yi du ñu neex a xàmmee wala sax kuy dund fii Sénégal sa xel mën naa bañ a dal parce que li may wax du ci làmb ji fépp la bépp boor ci Sénégal muy football bi muy politique bi muy leneen ak leneen
violence da cee bari trop te violence amul lu muy defar buñ nee Sénégal ne pays de la teranga bi suñ biir la war a njëkkee mais pas ñu nekk di yee ay fitna ay histoire yi nga xam ni amul benn sens jëmewul fenn dëkk bi xam nga di wax jeunesse bi rek ñu bàyyi xel ci loolu puisque li réew mi seen loxo la war a mujjee nañu xoolal seen comportement bu baax a baax supporter mbër wala supporter ku mën a doon taxul ngay ñëw di xeex wala di sànni ay xeer wala non sport dafa war a boole mais warul tàggale loolu. combat bu nekk am nga ko fi. tàkkusaan bu nekk am nga ko fi. mais tension bi ñu sentir ci combat bi dafa mel ni dafa jéggi dayo lan moo waral lu ni mel alors que yow daje nga fekk ku ne yàgg Balla Gaye metti woon na lool te fu mu mujj bëree mu jeex tey yéen a ngi nii dinaa la ndoo ataaya ak a bokk benn bool li ci lekk. mais damay wax tension bi est-ce que ñu jël combat bi benn côté bi est-ce que ñoom affaire bi diisul si ñoom ba ñu jëlee ko violence quoi parce que man comme li nga wax bis bu nekk am naa ko mënuñu am bis bu ñu dépassé xam nga lépp dañ ciy dugg nuñ ci war a duggee dem jéem a defar mais su ma juumul ne est-ce que jëluñu lu leen ëpp doole ba tax ñu bëgg ko kii ak violence. da nga jàpp ni fitna bi am yëpp beneen camp bi la du sa camp. ah non du amoo ci responsabilité. ñun keroog li am rek ñun bu ñu am na noo xam ne bu ñu defoon comme ñoom tey mën na toll fi nga xam ne tey dañ koy nettali deneen lay doon nga xam nga bañ yooyu yëpp moo tax xam nga ñu def yëfu mag tourné ndànk dem ñibbi. jërëjëf loolu moo doon propos introductif yi waaw. bëggoon naa ko laaj parce que boo xoolee. jëlal. boo xoolee signature contrat yi ñu woote yëpp mooy bi ñu woote woon Sen TV ak bi ñu wootee woon Arena. lu ci ëpp Ama Baldé mooy jiitu si moom daal mooy njëkk ñëw mais dañu gis ne Modou Lo moom mooy mujj ñëw lu ci ëpp coow li ci moom rek lay mujj quoi. waaw parce que xam nga ay signature yëpp dafa am convocation bu njëkk bi ñuy dem boobu maa ngi jokkoo ak ñi ma war a jokkool muy li ñu ngi toll fu ñu toll foofu benn dafa amoon coow avant ñun ñëw sax départ suñu kër amoon na coow. ma ñëw ba taxaw côté boobu woo saay ñu ne ñu xaaral tuuti ñu régler problème bi mais suñu côté amul woon benn problème bi foofu la nekkoon ñi fa nekkoon ak force de l'ordre bi xam nga ñun ñu ñëw ñu mujj a dem affaire yi xat ñu mujj a ñibbi keroog tamit noonu la demee ñun indiwuñu benn violence dañu def suñu escorte ñëw avancé ñëw ba jegee saat jékki-jékki gis ay xeer di jóge fu nekk xam nga ñu def yëfu mag tourné ñibbi mais amul benn violence boo xam ne suñu côté la jógee comme ni ma la wax bis bu nekk am nañ ko ci làmb bis duñu dépassé bañ def naka sulu noonu bu dul loolu tamit tey fu ñu yàlla teg ci làmb dañu war di defar rek dañu war a gis li nga xam ne luy ñaaw la ñu jéem ci wax wala jëf ci ba mu teggeeku mais nag duñu indi lenn li nga xam ne violence la muy ci wax muy ci jëf. alors mais keroog bi muy ñëw. waaw mën nañ après ñu jox suñu gars yi waaw parce que Luc il faut mu sànni ñaari kàddu Luc c'est pas la première fois ngay tëgg événement muy am genre détails yi quoi ñu ngi fàttaliku ca Mbour la fa xewoon Radisson la fa xewoon saa yoo tëggee daal day am tulleeg màlli day am coow day am fitna loolu ci yow la gars yi sax dem nañu maanaam Luc dafa mel ni moom mooy provoqué lu di mel pour que événement bi mu mën a jaay mais day tombé rek tombé moo waral ay gaaw lan moo tax Luc Nicolaï événement bu mu dugg mu am toj bopp jàppal bàyyi ci yow la wala lu mu doon. waaw jërëjëf Malick tey nag damay leeral lu bare làmb ji ñuy wax tey muy Modou Lo Ama Baldé bu dee man sëñ Fallou Luc Nicolaï jaaxal na ma bu yeboo ma bàyyi làmb ndax ren laa am 22 ans ci làmb waaw ku tëgg ay Mboor Ngeer tëgg ay Mbay Samb yaakaar naa ne yàgg nga ci làmb Balla Gaye 2 Modou Lo comme ni nga ko waxee sànq jaar na fi lu nekk gis nañ ko ci fi mu mujjee itam gis nañ ko ci mais dama bëgg rek leeral benn mbir mu ndaw dalalaat xel yëpp ne leen man sëñ Fallou Luc Nicolaï maa ñëwaat man ci làmb ji maa jël làmb ji en main le 13 mars làmb ji dina am face à incha allah rabi bu neexee suñu borom face à face yi ñuy wax dinañu am te dinañu am ni ñu ko bëggee benn coow du ci am benn violence du ci am muy Modou Lo mii toog di Ama Baldé ba may tëgg làmb ñoom ñaar ñëpp kenn takku ci ngemb kon ñoom jaaxaluñ ma
donc tey dama bëgg a leeral askan moo tax ma ñëwal suma bopp gis naa nag ci réseaux sociaux yi ak feneen ak ci presse bi ak ci télé yi ñuy wax waaw Luc respecté tul amateur yi du ñëw ci face à face du ñëw moo tax ma ñëw tey pour leeral askan mais man maa ñëw modestie à part nag interroger leen histoire lamb yu mag yëpp yi fi am ngeen interroger histoire ne kan moo ko tëgg ngeen laajte ba xam lépp lamb yu mag yi fi ne laa lay wax kooku suñu borom moo ko dogal du ci man ku yaakaar na ci man la yaa ngi juum yàlla moo ko jaarale suma loxo di wax ne nag bare na tey coow li bare na nii mu am ay ñuy tëgg làmb di wax mais ñu ci bare samay face à face kii mu ngi nii toog Malick Thiandoum fekkee na lu bare samay face à face sax dañ ma doon ñaan pour ñëw seetaan ko di ma ñaan di ma laaj nan la ñuy defee événement dama bëgg ñu dalalaat xel yi wàcce tension bi fii làmb rek la mënul paase làmb te li ma leen wax ñëw naa face à face dina am maa koy diriger du keneen nag maa koy diriger te dina am te du yàgg dara dinañu toog moom dina toog Ama dina toog dinañu wax te dinañu bëre làmb ji barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul. loolu leer na am na ñu jot a bindu pour samp seen laaj ñu ubbi une première liste de 7 personnes su jeexee ñu ubbi une deuxième liste bu fekkee ni laaj yi jeexul après ñu yëkkati jotaay bi Yatma Fall Sen News Yatma. asalaamaaleykum maa ngi nuyu bu baax di leen ziar. maximum de questions s'il vous plaît. merci. di nuyu Grand Malick di nuyu sunu kër yi di nuyu Modou Lo. bon ñaari question rek laa am benn bi pour Père Luc la benn bi pour Modou Lo waaw fu may tàmbalee mooy suñu Père Luc wax nga léegi face à face dina am incha allah rabbi mais bii passé fi ñu ko defoon muy Pikine arène nationale est-ce que jàpp ñu woon foofu dafa jege Ama Baldé de trop. ba tax tey coow li nga xamante ni moo jur yi tey mu am deuxième question bi mooy Modou Lo tey ñu ngi lay ziar di la encore gis nañu aussi yaa roi des arènes mais tey jii say supporters ñu bëri ñu ngi naataange nag combat bi dina am. ndax ma tontu ko rek comme xam nga nit bu la tontoo yenn question yi nga tontu ko rek question bu terre à terre da nga koy tontu question réponse bu terre à terre. waaw moo tax ma ne ko nañ ma defal téléthon ndax ma am lu ma yeggalee combat bi voilà am. loolu moo tax nga reformuler la question waaw am na benn laaj moo bëgg a laaj Serigne Fallou Luc Nicolaï. allez-y parce que dañu xool lamb ji dafa nekk facteur de développement ñu gis tamit lamb ji li muy def ci stade yi heure bu ñu tëggee lamb stade yi day fees del la preuve en est que dernier combat bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye stade Léopold Sédar Senghor feesee na noo xam ni sport football sax mosu ko feesee mais tout le temps da ngay gis ay sponsors yaa ma neex lan moo tax booba léegi nii lamb ji mënut a décrocher ay sponsors yu mag problème bi ci lamb ji la moom problème wala boo gis nag sponsors yi ñëw téye seen loxo ci lamb ji loolu daal jaaxal na ba. waaw Cheikh je pense que li nga wax c'est extrêmement important ça c'est de très bonnes questions te dañ ciy tontu parce que booy seet lamb ak coow li muy am yëpp mais lamb yokkuwul est-ce que lamb dafa yokku lamb booy xool sax dafa wàññeeku li daan am bu njëkk ba engouement bi daan am ci lamb xëy na amatu ko mais tey xëy na am na loo xam duñ ci mën a sore ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañu te dañu bokk réew mi mais am na ay lobby aussi yoo xamante ne tey lamb arrangé wu leen nañu waxante dëgg donc ils sont obligés fustiger lamb pour mën a ñoom récupérer sponsor yooyu fii nañu waxante dëgg Sénégal la ñu ne amuñu lu ñuy nëbbante te ñun nag bu ñu demee ba mën a jàkkaarloo caméra yi te duñ leen wax dëgg ah bu yeboo ñu toog suñu kër waaw ndax lu ne def nañ ko ci làmb ji sponsor bu ne indi nañ ko façon cachet bu ne jox nañ ko mbër donc tey mais nag maa ngi lay bëgg a ragal Cheikh xanaa dafa am loo yëg
am na sponsor bu mag. boo xam dina dugg ci biir làmb ji. diggante Ama ak Modou Lo. waaw te bu soobee yàlla fii rek suba di ngeen ci am yéen ñëpp lu leer koo xamante ne bu mag a mag la ci làmb. bu yoroon làmb ji. bu neexee suñu borom. dina duggaat ci làmb. am na solo. waaw loolu man maa ko wax. voilà. Très bonne nouvelle. Thierno Sy, lutte sénégalaise. Ah Modou, oui, excusez-moi. waaw moom lu mu waxati sax. Modou mi ngi laajoon. doy bi na waaw waxoon na affaire de galaaj. ah. lu tax aussi dafa mel ni dafa am lu am sa diggante ak Ama ba booy wax sax doo tudd turam. xamatoo question. waaw loolu la ok am na lu am sa diggante ak Ama ba booy wax sax doo tudd turam mu mel ni dafa am benn ñagas-ñagas seen diggante mbiri gàllaaj aussi dafa mel ni dafa nar a dem ba yàq làmb yi parce que xëppante léegi yooyu ñu ngi koy xalaat seen diggante. ay ñagas-ñagas mënul am suma diggante ak Ama parce que li may wax làmb moo ñu boole muy benn takkusaan bu jeexee bu ñu dajee xanaa ci xew wala leneen ñu am jàmm suma adversaire la ñun ñooy mayante xaalis amul lenn lu ma yéene sama bopp laa ko yéene loolu lay naa li ma yéene sama bopp laa ko yéene amul benn ñagas-ñagas luy am ba may bañ a tudd turam non mais des fois xam nga rek nga wax ak xaar mooy loolu noonu mais amul lu am suñu diggante ba ma koy jàppal dara waaye ay affaire yu ay xëppante gi làmb nag xam nga yu ci bëri yooyu ay xumbal la rek ci làmb man boog ay xumbal laa ko jàppee sa way loolu daanul mbër man jàpp ma ni loolu mooy daan mbër loolu lu koy daan sa way liggéey boobu kongu la ñëw taxaw ci géew gi ñëw fële demal indi ay bari ko ñëw xëpp fii ak yooyu yëpp ay bataille psychologique rek laa ko jàppee te boo amul bopp dëgër loolu mënoo ci kii mais alhamdulilah expérience bi ma am ci làmb yàgg naa ci yooyu mënu ma déstabiliser mënu ma yëngal Thierno Sy, lutte sénégalaise ana Thierno. salaamaaleykum maaleykum ñu ngi lay fay. question bi am bu ci bu nekk ci li ñu ko daal dañ koy posé ñu wax ci PPV bu ñu mën ko 2018 mu jëm léegi ba ñu ci 2021 est-ce que léegi laa bëgg ñu ci gagné wala promoteur ñu ci gagné beneen question bi ñu koy jëlee ci Modou Lo li ñuy wax ne sa première été bi dama ne woon ñoo doo ñoo xam ñebe kenn loolu nga waxoon bataille psychologique la wala ci seen koy jëlee ba léegi wasalaam jërëjëf. Modou tontul d'abord. ah mais loolu kay jarul ay ndax danga koy waxaat wala danga koy dëggal loolu kay nit ñi ku ci nekk rek mën nga def sa seede man su ma lekkee avant su mbër dama ciy def ful la fayda jëm ak fii defe naa mosuma bëree ñu koy naan acam damay def li ma war a def lu ci des nag moom yàlla moo yor li ma du wax laa la lu ma waxoon démb laay waxaat dama ñeeku kenn waaw. lutte pay-per-view yaa ko fi indi ndax gaa yaa ngi ci gis seen bopp beneen bi ci ne Sénégalais yi nee nañu waaw foo nga lim pay-per-view bi nga fi dugal tax na ku jóg dugal pay-per-view kenn mënatul seetaan làmb mel na ni sax moom moo commencé rey engouement bi amoon ci làmb est-ce que tey amuloo tuuti regret sax ci li nga fi dugal pay-per-view. waaw Malick regret moom am naa ko moom ci pay-per-view honnêtement bu dee dëgg rek laay wax. sa àqulaayu taalaa ngay wax. pay-per-view li ma ci dugal dama xool ay xale sénégalais muy mon fils Ibrahima Faye Beuz ñëw jóge Canada yor projet bu baax dëgg yàlla bi mu ñëwee itam ma adopté projet boobu ànd ci ak moom ñu liggéey ko mu doon xale bu jàmbaare xale bu am jom am fulla am fit donc ma jàppale ko ci Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ñu ànd ci liggéey ci pay-per-view pay-per-view waxuma ne baaxul déedéet au contraire waxuma ne baaxul mais dama ne man dama regretté parce que lu rey làmb pay-per-view ci la bokk parce que pay-per-view mun na jox peut-être promoteur xaalis mais problème bi mooy làmb engouement bi mu amoon pay-per-view da koy wàññi ndax je me souviens ñun bi ñuy tëgg ay Tyson Mor Fadam ay Yékini Balla ay Modou Lo mi Balla Gaye boobu jamono engouement bi amoon grand place yi nga gis ay famille entière yoom dañuy jóge dëkk ak dëkk jënd ay xar jënd togg ceebu jën Malick mi dëkk ngaay seen waa dëkk mu dem fa weekend bi ak yooyu ay mbir la woon yoo xam ne gisatuma ko man ci làmb donc loolu
xëy na li doon xëcc nit ñi ci làmb sax xëy na mun na leen frustrer dans leur subconscient xëy na du doon conscient sax mais subconscient lay doon ba tax ñoom ñu fustiger làmb donc man bu doon sama sago événement yu mag yu mel nii kenn mënu ko tëgg te amoo partenaire mënul nekk donc état moo war a jël ay responsabilité mooy lan mooy xam ne réew mi sama réew la man la ñu fal man lañ fi teg te réew mi li ma bëgg mooy ñu bég donc ñu xool ay façon yi nga xamante ne mun nañ ko def ndax état quand même bu bëggee jël événement yu mel nii may ko Sénégalais yi mun na am ay pexe yoo xam ne bu ko defee mën na may Sénégalais yi événement yu mel nii bu leen ko mayee seen xol ñëpp seet ku ne Fongolemi ku ne Dindi Felo ku ne Fouta diaspora bi ñëpp seetaan combat bi bu ñu xëyee ñëpp di ci débattre ñëpp di ci wax làmb dellu siwaat fi mu nekkoon pay-per-view nag bañuma ko am na yenn événement yoo xamante ne xëy na du am yenn envergure yi mun nañ ko def pay-per-view mais je pense que pay-per-view baax na torop ci làmb mais man de pour man sama axulaayu taala rek laay wax lu rey làmb pay-per-view ci la bokk. bien répondu Alaaji Malick waaw xam nga amateur yi dafa am ñuy dund làmb am ñuy dundal làmb am ñuy dundee làmb ñett sabab ci làmb la yooyu am na xam nga man nag animateur mbalax laa mais léeg-léeg damay làmb laa gën a suivre que da nga ci wax moom laa gën a suivre que basket moom laa gën a suivre que football moom laa gën a suivre sax musique mën naa la wax émission làmb yi daw ci télé yëpp chaque jour dafa am benn affaire boo xam ne bëgg naa ci mooy que ne ñun Sénégal suñu jógee ni combat Malick Thiandoum ak Cheikh Sall combat promoteur bi def kéemtalaay kàttanam boole ay njaayum gerteem njaayum daqaram njaayum solom ak di tax xëpp ko ci combat bi ba combat bi taxaw yow amateur bi yow supporter bi doon wax ni combat bi kat wax dëgg yàlla dafa war a taxaw ba promoteur bi taxaw yaa koy jàppale yow it yaay génnee ci sa njaayum daqar jënd ay billets ñëw toog seetaan ko loolu mooy tax au moins que ëllëg boo nee promoteur bi tëggal diggante Cheikh Sarr ak Moussa mu tëgg beneen bi ci tegee mooy question bi may laaj Modou Lo laa koy laaj Modou Lo soo yaakaaree ni combat bi dina yomb ci yow yaa ngi ndax solo xam nga lu tax dangaa dugg Pikine daan Eumeu Sène jël bu métti bu métti waa Pikine métti képp kuy supporter Eumeu Sène ak ku juddoo Pikine waa Pikine toog ci seen biir waxtaan ni couronne bi dugg na Parcelles kenn rek la ñu yaakaar mu jëli ko muy Sëñ Lu Ndaw waa Pikine yam ko préparé ko Ama Baldé boo déggee muy wax da ngay gis ni kii am na lu ne ci biiram waaye am na lu ne ci ginnaaw nee na sax Modou Lo bu ko neexee signature contrat ba na indi ngàmmam mu indi ngàmm ñu sëgg bëri kon kooku ñeme na mbaa xam nga ne combat bi Modou bëgg ko de waaye Ama bëgg na ko looy tontu ci loolu sëñ bi màgg léegi yëkk la très bien. dama combat bi xeebu ma ko musuma wax xeeb te du ma ko mus a xeeb tey dama ne ci làmb di ci bay suma waar ba yàlla def ma jël couronne bi tey jël couronne bi sama premier combat war a nekk Ama Baldé kon combat bi xam naa fu ma yegg bu baax a baax xeebu ma ko du ma ko mus a xeeb jamais te lu yomb sax dafa baaxul lu yomb baaxul bu may combat bi yomb ay ñëw fat dóor mu daan wala yenn dóor suuf non bëgg naa mu saf balaa yooyu yëpp di am insha allah jël la am parce que bis bu mag la dañ koy xaar lu yàgg tey bu ñu ñëwee bis bi war na wane boppam insha allah bëgguma combat bi ñëw rek ay dóor mu daan wala non bëgg naa ñu bëri lu saf wala xeex lu saf ci jël di soog am insha allah sama bëgg loolu la dañoo nekk ci lancé PPV te benn li ko laay daf ci wax lu am solo. léegi dañ bëggoon dañoo gis. Modou da ngay siif ah. waaw maa ngi jégalu dama binduwul te comprendre ma woon que day bindu te benn li ko laay dama ko bëggoon a laaj. dañoo gis collaboration ak xam nga ci dernier combat Baye Mandione ak Xoyantaan te yow yaa indi woon PPV te yow yaa collaboré waat ak xam nga lan moo expliqué collaboration boobu tey boo nee am nga regret ci PPV au Sénégal ci ni mu doxee. léegi xam nga lan la ñuy xaar ci sa diggante ak moom ci combat Modou Lo ak Eumeu Sène seen collaboration fan la yem bu dee partenaire Modou Lo Ama Baldé bu dee partenaire dafa am
bu fekkente ne partenaire dafa am sa collaboration moom la koy arrêté offrir Sénégalais yi combat bi wala lan la ñuy xaar ci loolu. Modou Lo dafa am expérience léegi moo tax buñ ko songee ci signature de contrat mu dellu ginnaaw voilà parce que dafa nekk combat bu bari coow bu nekk te combat bu nekk signature yi li muy bari coow yaay jiitu li coow li di bari sànni nañ la xeer fu ne yaay jiitu mais keroog dañ laa sànni xeer nga dëpp lu ko waral expérience la wala qu'est-ce qu'il y a. waaw jërëjëf Modou question bi c'est très pertinent wax dëgg yàlla boo seetloo ci sama biir discours nee naa ne fustigé wu ma pay-per-view bi waxuma ne baaxul de lu baax ci làmb la mais man dama gëm ne lu rey làmb la Sénégalais yi nag ñoo ma fi tax a toog ak amateurs yi ak askan bi lépp lu ma mën a def pour béggal leen incha allah dinaa ko def ndax nag Modou bare na ñoo xamante ne ci population bi bugguma dugg ci détail duma ci dugg itam mais mënuñu accéder ci internet parce que fa ñu ne moo tax te ñooñu dañoo jar a xalaat c'est la majorité. ndax ci askan bi lañu bokk man bu doon sama sago télé yëpp wane ko en direct ku ne won la nga mënee nag waxuma jël signal di joxe de ku ne wane sa direct bopp won li nga mënee waaw man bu doon sama sago noonu lay demee affaire bi xumb mel ni mu meloon bu njëkk ba am engouement te yow wóor na la wóor yaa ngi may poser question mais xam nga ne loolu mooy dëgg te looloo war a am yow xam nga loolu ndax internet am na ñu bari ñoo xam ne yoruñu télé nouvelle génération donc seen téléphone rek lañ ko mën a seetaan te téléphone tuuti na tuuti boo xamante ne di ko téye pendant 4 heures de temps di ko xool nii neexul te ñaata nit ñoo ci mën a xool donc man foofu laay waxee mais dama signé contrat parce que dama jël alal bu bare def ko ci làmb ji donc foog ma wut ay pexe yoo xamante ne ñoo ma ciy génne waaye bu ma gisee pexe bu gën a neex ma jaar ci boobu loolu rek la. jërëjëf ah Modou Boy c'est vrai. waaw mun mbay sa question dégg naa ko mais àdduna ku nekk màgg ngay ñaan ku nekk màgg ngay ñaan ci lépp nag ah màgg du yeel yu gudd rek wala boobu rëy loolu du màgg yàlla dogal na ci làmb comme li nga wax jafe-jafe yi bëri na dem nañ am nañ daal taxusaan bu nekk signature bu nekk xam la keroog comme ni nga wax am na benn essence sax yi nga xam ni dënn yi tàngoor na naroon nañu affronté mais comme ni nga wax ku defarul rek yaa yàq te tey bu ñu defoon comme lu ñuy def kon li may wax heure bii leneen la ñuy wax te dañu toll ci làmb fi nga xam ni lu defar rek la ñu war a def luy defar rek la ñu war a def bu ñu gisee lu yàq sax ñu teggi foofu loolu moo tax keroog ba loolu amee xam nga dem nañ taxaw SDC mais après ñu dem ñu ñibbi quoi sinon xam nga da nga fiy gaañ wala ñu gaañ amul benn sens loolu moo taxaw ñu dëpp keroog. Je vais tordre le cou à l'autre jox jigéen ñi ñu laaj Makan Sénégal 24. xam naa daa juum mais Makan bu. Makan baal ma de yow loo tudd. waaw question bi maa ngi nuyu ñëpp. Makan góor la. góor la waaw la góor rek. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama papa li Nicolas ak Modou Lo. question bi nag li ma am mooy sama papa li Nicolas laa koy laaj. di ko wax ne ko gis nañ presse en ligne bi ni muy liggéeyee ci làmb te keroog signature contrat bi ci signature contrat bi diggante Modou Lo ak Baye Mandione dañ ne 5 heures ñu gis ne da nga signé ak benn partenaire te presse en ligne bi bokk na ci li muy jaay combat Modou Lo ak Ama Baldé question beneen bi tamit bi may amaat Sénégal yi ñoom ñooy wax ñu ne Luc Nicolaï ak Modou Lo ñoo bokk tëgg combat Ama Baldé ak Modou Lo jërëjëf. yéen ñaar ay partenaires ñaar. Malick dafa wax waxu presse en ligne bi tey ku nekk xam na sama diggante ak ñoom yaakaar naa ne amul benn événement boo xamante ne mus naa leen ko tere mais nag dafa am loo xamante ne dañ ko war a réguler aussi loo xamante ne dañ ciy toog waxtaan ci parce que ñoom ni ñuy defee promotion événement bi ñoom noonu la ñuy amee ay vues seen liggéey ñuy soxla événement bi donc loolu
dinañu xool ki nga xamante ne mooy seen responsable moral ñu toog ñu waxtaan ci wala ñoom ñëpp su leen neexee parce que loolu sax décidé woon naa ko benn moment woo leen ñoom ñëpp ñu toog waxtaan xool nan la ñuy liggéeyee ci combat bi maxu mu ngi nii xam na ne waxtaanoon nañ ci maxu mon ami bi nga xam ne moo ne ci Luc Nicolaï & Co donc am na lu ñu ci waxtaanoon parce que moom mooy gérer lépp luy digital donc biñ ci waxtaanee aussi am na lu ñu ci tëraloon mais loolu yëpp dina ñëw incha allah dalal leen seen xel lépp lu ñu mën pour ngeen mën ci